nuyu na leen mbokk téléspectateurs yu Sicap TV amaan mbégte jàkkaarloog yéen di leen dalal jàmm seen émission 30 minutes avec un candidat mbokk yi tey nag ñoo am mbégte bu baax dalal fii Demba Makalu di candidat indépendant waaye tamit jiite coalition avec liggéeykat yi Mermoz Sacré-Cœur sa kanam monsieur le maire ñu ngi lay nuyu. ñu ngi leen nuyu di la ziar di nuyu ñi di seetaan Sicap TV yëpp di leen ziar ñun ñëpp di leen ndokkeel. alors jërëjëf monsieur le maire gis nañu ni yàgg nga ci ëttu politique bi ci langue politique bi parce que bu ñu fàttalikoo ci ginnaaw nekkoon nga li nga xamante ne moom mooy candidat waaye tamit jëloon amoon ñaari conseils municipaux ci élection 2014 yi nga jëloon sax ñaareelu place yi ci centre de vote bu lycée Ngalandou Diouf kon mu mel ni expérience bi mu ngi fi waaye tamit min nga li nga xamante ne également moom mooy élection yi alors monsieur le maire dañuy dugg ci waxtaan wi. commencé ci li nga xamante ne moom moo jëm ci bilan wu maire sortant bi di ki nga xamante ne moom mooy Barthélémy Dias alors ci tënk boo ñu doon defal bilan bi lan nga ñuy wax. bilan maire sortant bi mën naa wax ne dafa xaw a mitigé. daanaka si fin mandatam jéem na def ay jéego yu am solo yi nga xam ne mën nañ ko. rafetlu wante su fekkee dañu bëgg a def le bilan global parce que mu ngi fi depuis 2009 et donc ça fait 12 ans bu ñu xoolee 12 ans nga yor ko benn gox ak xool gox bi nu mu mel waxtu bi am na lu bëri li nga xam ne doon nañ ko xaar gisuñu ko mais ni ma ko doon waxee sànq jéem na quand même bii nga xam ne mandat bi bu muy jeex bu mu jeexee ba pare sax def ay jéego mais nag dafa am li nga xam ne dañ koy wax la présence maanaam nga teew fi pendant fukki at ak ñaar mais également la qualité de la présence donc qualité de la présence boobu nag dafa dese lu bëri moom moo tax ñun ñu ngi doon alerté depuis 2014 ne nañu jóg parce que li ñu gis ni lii raame si ñàkk nañu jóg ñu gàttandu loolu malheureusement 2014 pour nous bien entendu et heureusement pour lui yàlla joxoon ko ndam li ñu nangul ko nag mais terewul ñu kon ne di ànd ak moom également di surveiller en tant qu'habitant en tant que résident donc si commune Mermoz Sacré-Cœur mais daal moom mu ne wax si bilan bi dëgg am na pàcc yu bëri nga xam ne ñu ngi ko fa doon xaar daal gisuñu ko waaw te yaakaar naa ne sax moom avant mu doon présenté sax waroon na benn bilan ba pare ñu mën a xam et sur la base de ça sax ñun ñu mën a arbitrer. dafa mel ni bilan boobu amul. gisaguñu ko en tout cas. alors mu ngi noonu gisaguñu ko alors gis nañu ni candidat yëpp ku ci nekk présenté nga sa programme dem nga ci askan wi fësal li nga xamante ne tey mbébét yi nga am ngir def ko ci commune bu Mermoz alors justement monsieur le maire tey yow boo ñu doon wax sa programme lan la. waaw sama programme dafa tënku si li ñuy wax pàcc yi nga xam ne moom la yoon jox mairie pour mu doxal ko. ñuy wax les domaines de compétence parce que mairie dafa am li nga xam ne mën na ko am li nga xam ne mënu ko am li nga xam ne dañ ko jagleel am li nga xam ne jagleeluñu ko donc ñun ci ponk yooyu si nañu tënk sunu programme mu nekk programme bi nga xam ne aussi dafay indiwaat un peu li nga xam ne moom nañu amoon si les quartiers Sicap parce que dañu màggee ci gox bi bu muy am verdure moo fi amoon y avait ay espace vert yu bëri buntu kër yi amoon ay bougainvilliers amoon ay coquillages ci bunt bi amoon ay aire de jeu ay espace d'épanouissement ñëpp nekkoon ci jàmm ak sécurité loolu nañu màggee loolu nañu xam bu ñu demee nag ba gis que loolu yëpp mu ngi commencé sooke si nañu jugoon nag 2014 ne leen attention tey l'histoire nous a donné raison donc ñun soo xoolee suñu programme si loolu nañ tënk donc mbirum lu jëm si environnement ak cadre de vie mooy li nga xam ne moo ñu wër li ñu njëkk a def mooy dañu am benn programme zéro déchet
maanaam zéro mbalit si tali bi soo ko déggee nag mu nga ne waaw ñii ñoom est-ce que dañ ñuy nax wala déet non am nañu benn partenaire bi nga xam ne dafa bokk ci réseau avec Alliance pour des valeurs éthiques et citoyennes bi nga xam ne mooy suñu coalition nationale de personnes indépendantes pour les élections locales te man ma nekk mandataire bi kii nga xam ne moom moo ci nekk te mu moom Proplast moom il est spécialiste dans le recyclage kooku déggoo nañu ak moom ba pare pour suñu réseau bi yëpp bu yàlla defee ñu am ndam dinañu installer des points de récupération des déchets et des plastiques ku ñëw joxe soo indee benn quantité ñu fay la xaalis ñu récupérer ko moom dafa koy transformer après mu nekk mbiram mu nekk affaire am donc dafa nekk li nga xam ne ñun en tant que mairie duñ si sax dépenser xaalis dañ koy faciliter l'installation et la récupération beneen ponk bi mooy lu jëm si espace vert yi ma doon wax man de xam naa nag ma diggee nit ne danaa def espace vert wala di bëgg a jëmbat garab war nañ ma gëm parce que ñëpp si loolu nañ ma xamee jëmbat garab nañ ma xamee ñoom ñëpp d'ailleurs sax damay tooñ souvent sama adversaire yi man de gisuma si kenn ku si mu si jëmbat garab bu amee tam nañ génnee photo bi wane ko donc loolu dafa bokk si nga xam ne mooy lu ñuy reverdir maanaam defaat ay espace vert si fépp fi nga xam ne war na fa mën a am jëmbat garab fi fépp fi nga xam ne mën na fa am te gën a ñaax nit yi ñuy jëmbat garab di toppatoo garab parce que garab moom saxal ko yomb na mais toppatoo bi moo jafe li jëm également ci environnement bi gis nañu ne suuf si bëri na ci quartier bi am na ay yoon yi nga xam ne sax tali la woon mais dañuy dem ba nga xam ne suuf si dafa jël tali bi suuf soosu nag soo ñëwee day dugg ci day infiltré wu maanaam ci biir fii ndox bi war a jaar boo ko jaxasoog ban beeg ciment beeg béton bi day def benn bloc bu defee bloc boobu ndox bi buy walangaan du demati day fatt après day génnaat ci tali bi bu génnee ci tali bi nag tali bi commencé yàqu parce que ndox day xappati bu xappatee passage bu difficile nga gis ni nit ci commencé ñëw ku nekk di sonde sa xeer pour fatt ko te loolu day gën a yàq tali ba nga xam ne sunu yoon yëpp yàqu na ñun nag li ñu ñëwee dañu bëgg a def li ñuy wax pavage benn programme de pavage et dans le cadre de l'intercommunalité ñu am benn programme de pavage bi nga xam ne de manière progressive dinañu pavé yoonu Mermoz Sacré-Cœur yi nga xam ne yëpp jar na ñu def ko pavé te loolu day indi liggéey pour xale yi aussi ñi nga xam ne nañ leen former leen su fekkee am na ñu si nekk ñu jël leen su fekkee amuñu si nekk ñu former leen ñu jël leen comme ça ñu mën a pavé mbir mi bokk na si environnement bi aussi li ñuy wax des espaces de promenade commune bi kenn mëntu fi doxantu personne mag yi mëntuñu doxantu xale yi amatuñ fu ñu dawalee seen ay vélo donc ñun dinañu créer ay yoon yi nga xam ne ku bëgg a doxantu di nga doxantu ni nga ko bëggee xale bu am vélo tam di nga ko mën a dawal sa vélo ni mu la neexee te loolu moom lu ñu xam la xam nañ lu ñu koy defee ba pare et incha allah rek bu ñu dénkee maire bi nit ci nañu gis ne que nous sommes capables de faire ça. beneen problème bi beneen ponk bi mooy lu jëm ci wéru yaram gis nañu de commune Mermoz Sacré-Cœur vraiment dafa nekk commune bu rëy et ñaari poste de santé moo fi am. dafa tumuranke ci wàll boobu. et dañu bëgg a jël poste de santé bi nekk Sacré-Cœur am na benn réserve foncière bu mag boobu dañ koy jël def ko yóbbu ko def ko centre de santé en maternité avec des cabines yi nga xam ne nit jigéen ñi nga xam ne seen wasin dafa xaw a difficile ñu mun fa toog hospitaliser foofu ba ñu wér ñu soog a dem dinañu mag yi aussi ñi nga xam ne dañoo am difficulté pour déplacer wu seen kër dañuy wax des visites médicales à domicile mais ensemble dañuy jël ay docteurs wax leen ñu dem seeti mag yooyu parce que ñoom mënuñu génne seen kër mais ñi nga xam ne mën nañu génne seen kër dañ leen defal yeneen visite à domicile bi nga xam ne day nekk ci biir quartier bi par quartier lay doon ñu regrouper leen ci benn bërëb ay muy gériatrie les spécialistes ñëw xool seen yaram seet leen prévenir les maladies et bu ko jaree tamit jox leen ay médicaments su fekkee soxla nañ ko yeneen poste de santé yi nga xam ne moom moo fi nekk muy bu Mermoz Cheikh Seydi Ababacar Meng yal na ko yàlla yërëm te jéggal ko dinañ ko defaraat aussi surtout réorganiser ko au niveau administratif et au niveau de l'accueil ba nga xam ne
malade ku ñëw ku tawat soo ñëwee sa xol ak xol bu sedd ngay duggee si biir poste bi dafa am solo. accueil bi dafa am solo parce que nit ku feebar soo ñëwee teertu ko ak teertu ak deret bu neex xam nga lu bëre dina wàññeeku si métit bi. dinañ leen jox tamit ay dotation de médicaments yu am solo yi nga xam ne du naxee mbaay parce que li ñu tàmm gis mooy day jël da benn cérémonie de remise de médicaments indi benn boîte ne benn remise symbolique ñuy xaar yeneen du ñëw non non ñun lu ñëwee lépp nañu joxe mu mët sëkk nag te surveiller nañ naka nañ koy joxe. li jëm si wàllum xëyum xale yi dafa am ñetti catégorie yi nga xam ne dañ ko identifier xale yi nga xam ne amuñu chance su jàng te amuñu métier ñooñu dañ leen di wutal formation ñu dem fa. am na nag ay bërëb yi nga xam ne état du Sénégal moo ko mettre en place muy 3FPT ONFP ANPEJ ak yooyu ñu jéem a xool naka nañuy def ba xale yi mën a am ay formation mën a collaborer aussi avec d'autres entreprises de formation technique professionnelle yi nga xam ne ñu ngi ci biir commune bi ñu mun jël xale yooyu former leen. ñi nga xam ne nag dañoo am seen lijaasa ba pare bëgg a liggéey ñooñu dinañu xool ak entreprise yi sociétés yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci commune Mermoz Sacré-Cœur te bëri nañ fi sakkan nañ fi lool te ñoom ñëpp dafa am benn volet bi nga xam ne dafa ñoom c'est presque une obligation pour ñoom muy la responsabilité sociétale d'entreprise si foofu nañu prox ndoll boobu nañuy dugg nag ne leen ñii nga xam ne voici une base de données parce que dañuy def li ñuy wax benn base de données des compétences recenser xale yi nga xam ne ñoo am lijaasa yëpp ñu dugal leen ñu xam kii lii lay def kii lii lay def am benn forum de l'emploi bu ñuy créer woo ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ne leen sunu xale yi dee ñu ngi nii lii mooy seen profil xam nañu nag mënu leen jël seen employé yëpp si commune bi am ngeen yeneen mbokk ak yooyu mais dañu bëgg ngeen jox ñu benn quota bi nga xam ne soo leen soxlaa stagiaire ngeen jël fii soo leen soxlaa ay employé ngeen jël fii ñeneen ñi nga xam ne am nañu seen lijaasa mais ñoom nee nañu bëgguñu liggéeyal kenn dañu am seen ay projet dañuy mettre en place au niveau de la mairie benn cellule bu ñuy wax cellule d'orientation et de conseil ku am sa projet ñëw ñu xool ko saytu ko bu baax accompagner la si jàppale la si soo nécessité financement ñu financer la wutal la financement ba nga mën a demal sa bopp mais tamit duñ la bàyyi rek nga dem mais dañ lay accompagner su fekkee ne am nga ay jumtukaay yi nga xam ne yow mën nga suivre nu mu tëddee sa ay activités parce que tamit nekk entrepreneur yomb na mais mën nga xam sa cœur de métier mais entreprise ba am na muy doxee. Tu as d'autres partenaires yi nga xam ne sont des partenaires que sont l'État du Sénégal par l'administration fiscale les organismes sociaux mais également les institutions financières te loolu yëpp nag dafa am benn lu am solo muy la comptabilité bi nga xam ne war nga ko mën a suivre su fekkee amuloo jumtukaay yooyu ñu booleeg la ñuy wax les centres de gestion agréés nga xam ne ñoom mën nañ la jël jàppale la yow nga concentré wu sa cœur de métier wa ilaa am na d'autres ëpp yi nga xam ne ñu ngi fi ay genre organisation yi nga xam ne xale yi am compétence nañu regroupé wu def benn hub kii def comptabilité def lii kii def finance kii def marketing kii def lii ñoom dañuy def benn kuréel ñu toog su fekkee am na ay start-up yu ñëw jàppale leen ñoom sa loolu ñu tam ñu accompagner ñooñu si liggéey boobu ñi nga xam ne nag dañu bëgg a àggali seen jàng ni ñu ko defee ak les sociétés commerciales yi fi nekk noonu lañu ko defee avec les sociétés yi nga xam ne d'entreprise les établissements supérieurs de formation yi nga xam ne ñoo fi nekk ñu laaj leen aussi ay bourses mais bourse bi du xaalis bourse bi c'est juste la possibilité donnée à l'étudiant de suivre ses cours de passer ses examens et d'avoir la chance d'avoir son diplôme bu amee lijaasa mu rejoindre loo bi nga xam ne wax naa leen ko sànq ñi nga xam ne aussi dañu bëgg am ay dem à l'étranger ñooñu tam il faut ñu saytu ñu xool exactement bourse bi naka la mën a tëddee su fekkee am na ay partenaires yi nga xam ne mën nañ leen ko defal ñu defal leen ko su fekkee ñun mën nañ ko aussi ñu defal leen ko mais budget mairie xam nga c'est pas extensible et par conséquent il faut ñu xam rationnellement naka nañ ko war a utiliser dans chaque domaine
lii jëm si wàllu social dañu seetlu ne que parparloo bi dafa bëri si jumtukaay yi nga xam ne moom la wala koppar bi nga xam ne moom la maire bi war a jël pour jàppale néew di doole yi ñun nag li ñuy def mooy dañ koy def en toute transparence dañuy créer benn cellule bu ñuy woowee 2CS muy benn conseil communal social bi nga xam ne kuréel boobu képp ki nga xam ne mooy imam nekk ci gox bi képp nga xam ne moo nekk ci jàngu bi les évêques képp nga xam ne mooy bàjjanu gox képp nga xam ne mooy délégué de quartier képp nga xam ne mooy les président OCB mais les organisations communautaires de base dañuy jël ñu teg leen ci kuréel boobu parce que ñooñu képp ku soxla ci gox bi ñooñu ngay seeti bu ñu ñëwee seet leen waxtaan ak ñoom ne leen lii de mooy lii nga xam ne dañ ko war a jagleel néew di doole yi dañu bëgg nag ngeen jàppale ñu ba ñu mën a identifier correctement ñi nga xam ne ñoo ko soxla dëgg te loolu àgg sa ñoom waaw donc loolu dañ koy def beneen bi mooy dañuy créer des crèches municipales luy crèche municipale dafa nekk fi nga xam ne jigéen bi nga xam ne bu amee allaitement ba war a reprendre liggéeyam yenn saa yi dee am jafe-jafe soit mu jël ki nga xam ne daf koy téyel doomam këram te kooku yenn saa yi mënul téye doom ji ni mu waree wa ilaa mu dem di fay ay crèche privée lu cher te yenn saa yi du si am lu ma si bëgg wa ilaa muy teel a jóg def ay kilomètres jël taxi wala jël otom daw seeti yaayam jox ko dénk ko xale bi dem liggéeyi wàccaat dellu soit jëlaat ko coono la ñu nag on va créer des crèches municipales avec dans des maisons conventionnées yi nga xam ne si biir quartier yi lay nekk ku si am sa doom de 0 à de 3 mois à 2 ans nga indi ko fa ñu téel la ko moyennant benn participation symbolique loolu dee tax aussi xale yu jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk si gox bi te jàng lépp li nga xam ne mooy assistanat social ak yooyu ñu mën a am liggéey ñoom tamit am xëy donc loolu moo nekk pour wàllum sport bi aussi nañ si def ay jéego yu mag parce que man nag comme li may wax moo liggéey aussi nit naa jàpp sport parce que ku nekk joueur président nekk trésorier nekk président commission finance ASC nekk vice président nekk président ASC bu la waxee dina jàpp si sport waaw donc subvention bi dañ koy yokk muy benn mais beneen bi si kaw yokk boobu nañ si tegaat beneen buuñaa bi nga xam ne su fekkee ne ASC bi wala organisation sportive bi dina bokk si li ñuy wax nu mu tudd ci environnement dana def volet environnement ak écologie beneen bi mooy subvention dañ koy teel a joxe au début des compétitions dañ koy joxe du ñu xaar ba compétition bi jox ñu lay jox sa subvention dinañu également jéem a diversifier les disciplines sportives c'est-à-dire ñu jéem a xool ak ñeneen naka nañuy def ba yeneen forme sport am basket baa ngi fi arts martiaux yaa ngi fi ma ko waxee tam war nañu mën a gëm parce que kuy def arts martiaux bu la waxee ne dina accompagner arts martiaux waaw nekk président de club également di nga de club Nambudo bu Mermoz di nga xam ne kooku bu la ko diggee aussi dina ko def donc loolu aussi dinañ ko def si wàllum sport bi dinañ jéem a créer également benn équipe de basket communale parce que quand même am nañu fii si commune bi li jóge muy MBC d'abord déjà am na benn équipe bi nga xam ne dem na ba def ay championnat au niveau national jël na coupe xam nga demoon na fi ba deuxième division première division donc il faut ñu xool ak yeneen gox yi naka nañuy def ba am benn équipe communale mu bañ a yemati Mermoz mooy mu law si gox bi yëpp li jëm nag si jàngum xale yu ndaw yi parce que loi bi dafa dénk mairie bi jàngum xale yi mais jàngum tout tànk yi mooy préscolaire ak li ñuy wax élémentaire mooy école primaire yi école yi fi nekk nag mooy yi nekk fii si Baba Mass Masseer Niane bii nekk nga Nafsatou Niang ak bii nekk Liberté 5 dañu seetlu ne léegi waajur yi seen réflexe moom mooy jël seen doom di ko yóbbu école privée lu tax alors que ñun ñëpp école publique nañu jaar bu ñu amee sañ-sañ toog fii di wax ñu ñuy déglu c'est parce que école publique nañu jaar ñooñu jox jumtukaay lu tax nit ci di daw dañuy daw parce que environnement établissement scolaire yi dafa xaw a méngewul ak ñoom lu ñu bëggal seen doom mu évoluer ci environnement boobu toilettes yi demeewul noonu jàngale bi yenn saay grève yi dafa leen di sonal
salle de classe yi nekkul ni ñu ko bëggee ñun nag li ñuy def mooy dañu bëgg a inverser tendance bi parce que ñun ñëpp leer nañu ne que meilleur enseignement bi les meilleurs enseignants ñu ngi ci école publique parce que ñooñu la état du Sénégal formé ñu ngi ci foofu au primaire et donc dinañu defaraat environnement scolaire des établissements de la commune de Mermoz Sacré-Cœur defaraat ko ba mu rafet mettre ko au standard des écoles privées yi fi nekk doter ces écoles-là de matériel pédagogique didactique nécessaire mooy jumtukaay yi nga xam ne moom nañu war a jël pour jàngale xale yi pour jàngale bi gën a baax gën a yaatu et dinañ créer aussi benn prix du meilleur enseignant loolu pour sawarloo enseignant yi meilleur enseignant bi c'est par étape nag parce que ñetti étape la muy CICP CE1 CE2 CM1 CM2 ñooñu les meilleurs nañ leen jox daal ay ndàmpaay yu am solo en nature ou bien en espèces le meilleur directeur d'école également sera primé nañuy def également le prix de l'excellence pour les enfants toilette ci moom dañ ko defaraat ba mu rafet ba nga xam ne soo su duggee sax mun nga si bëgg a toog yendu fa et teg fa ay femmes de charge yi nga xam ne ñoom ñooy toppatoo toilette yi pour que xale yi buñ fa duggee mën a nekk à l'aise te bañ a seexlu parce que yenn saa yi surtout xale yu jigéen ñi yenn saa yi dañuy seexlu trop bay jent yenn saa yi ba mën a dem loolu mën na leen indi gàllankoor donc loolu dañ si taxaw bu baax a baax ba defar ko loolu bu ñu ko defaree objectif mooy bu ëllëgee résultat yi bu yokkoo commencé yokk rek nit si nañu am confiance indiwaat seen ay doom ci école publique te loolu am na benn moment donné les gens seront obligés parce que suñu état dafa am benn structure bu ñuy wax ANSD moom mooy wax lépp luy statistique nee na en 2039 Sénégal dina dem ci 28 millions d'habitants te ñu ngi ci 17 millions donc ça fait 11 millions de plus à peu près 62%. loolu soo ko indee ci commune bi ça fait à peu près 17 000 16 000 17 000 et quelques avec 70% de jeunes et donc day am benn demande de scolarisation bu am solo te dund bi day yokk rek de dund moom du wàññeeku moom ala kulli haal dund day yokk di dem rek te payoor bi li ngay fayeeku du yokk nii dund bi di yokkoo donc dina arrivé benn moment bi nga xam ne waajur bi dina jéem a fayal doomam mi du ko mën et dina arbitrer ne man te maa dundal sama doom te bàyyi fay jàng bi et cetera mais loolu balaa muy àgg foofu di ko wax na fekk ñun defar nañu école publique ba nga xam ne réflexe am du nekk ci sax ne damay jël sama xaalis di fayal sama doom damay ñëw dugal ko école primaire mu jàng donc loolu pour tënk rek xam naa ne waxtu bi may ñu lu bëri mais points yooyu déjà ce sont des points yi nga xam ne moom nañu bëggoon vraiment souligner dans notre programme am na yeneen ponk aussi yi nga xam ne lépp lu jëm ci écologie nañu def initier également xale yi à l'écologie pour que dès le bas âge ñu mën a xam lan mooy écologie dès le bas âge ñu mën a xam lan mooy civisme ak citoyenneté parce que lii nga xam ne moo sooxee Sénégal mooy ñun ñëpp dañuy yar suñu ay doom pour ñu baax dañuy yar suñu ay doom pour ñu nekk ay nit yu baax ëllëg pour ñu tekki pour ñu am xam-xam mais yaruñu suñu ay doom pour ñu nekk pour ñuy approprier wu le bien public pour ñuy sàmm bien public pour ñu sàmm mbedd mi sàmm li ñu bokk ñun ñëpp rek jaruñu leen sa loolu. amuñu daal yenn valeurs yi nga xamante ne suñu maam yi suñu mag yi daal amoon nañ ko. waaw mooy les valeurs citoyennes. Le respect de l'autre, c'est-à-dire le respect du bien public, le respect du bien de l'autre, également le respect du bien public. Il faut ñu xamal leen que lii nga xam ne moo nekk ci mbedd mi rek ñoom ñoo ko moom nii lii nekkee seen biir kër yi ñoom ñoo ko moom loolu dafa am solo ci xelal bu ñuy màggee noonu bu ñu leen mooñaalee noonu rek bu ñuy màgg incha allah rek peut-être que lu bëri dina changer ci réew mi parce que incivisme moo yàq lu bëri ci réew mi waaw. voilà mu nekk lu am solo monsieur le maire njàng meeg njàngale mi waaye tamit njàngum xale yi mu war a doon priorité wu commune yëpp alors monsieur le maire dañuy xuus ci li nga xamante ne également gën a xuus sax laay wax ci lu soxal wàllum élection yi gis nañu fii ci commune yi sax coow li mu ngi commencé di jib jëm ci wàllum transfert d'électeurs yi du nekkul loo xamante ne nag lu yees la parce que à chaque élection dafay nekk mbir boo xamante ne dafay ñëwaat alors justement yow est-ce que jot nga ci information yooyu te ban taxawaay nga ci fas yéene am. waaw loolu jot nañ ci lu yàgg du tey
jot nañ si depuis bu ñu commencé inscrire nit yi si fichier électoral bi am na ñu gis ñu jël seen ay oto yëpp si ay nit ba fees di jëlee di indi loolu yëpp yëg nañ ko am na ñi nga xam ne jël nañu ay kayit ñëw di ko joxe pour ñu inscrire leen loolu am na si loolu yëpp yëg nañ ko am na coow sax bu amoon foofu entre ñi nga xam ne ñoo doon toogal ñu foofu di saytu mbir yi ak ki nga xam ne moom moo doon gérer inscription yi waaw parce que loolu yëpp yëg nañ ko mais ñii di ko def man dama xaw a jaaxle yow nga ne da nga bëgg a jiite commune nekk maire nga ne da nga bëgg a jiite nekk maire pare ngay nekk si mbirum lu faux c'est-à-dire que yaa ngi tricher yow demaguloo fenn yaa ngi tricher naka nga mën a bu ëllëgee nga ne da nga mën a gérer avec des valeurs avec des principes mënul nekk ñàkk wóolu sa bopp nag mooy indi loolu ñàkk ngor mooy indi loolu ñàkk nekk kilifa moom mooy indi loolu parce que rafetul et c'est de la triche waaw tricherie moom baaxul te ku tricher rek sañ nga def lu ne am na ay tour na xam nañ ñan la de wante lu yàgg am la c'est vrai ba nit yi jël di ko boole si légitimité politique c'est-à-dire que dëkk bi dañu dem benn moment bi nga xam ne soo waxee demee politique bi accepté nañu lépp lu bon accepté nañ ko si biir politique te pourtant yow soo nekkee sa biir kër yaa ngi yar sa ay doom si ay valeur jub respect considération etc mais wax dëgg bañ a tooñ mais yow soo génnee si mbedd mi sooy def politique nga ne soo waxul dëgg ñu ne ah politique la soo geree nit ñu ne ah politique la soo sàccee ñu ne la politique la daf si bokk soo dóoree nit ñu ne la politique la daf si bokk mais ñun kañ la ñuy yeewu ñun mi nga xam ne nag ñun ñooy kilifa yi ñun mi nga xam ne ñun ñoo bëgg a diriger mairie bi ñun ñoo war a am nag sunu fulla ak sunu fayda bopp war a jël nag sunu ay responsabilité war a xeex loolu pour changer loolu parce que sinon fu ñuy jëm dee ndox amu fa waaw. alors jërëjëf monsieur le maire kàddu yi am na solo ñu dugg rek ci li nga xamante ne moom moo soxal violence ñu nemmeeku ci campagne bi gis nañu sax yemul rek ci banlieue bi ak yeneen gox yi mais fii également gis nañu yenn candidats yi seen caravane yi jàppante da ci am alors justement est-ce que jàpp nga ni violence boobu mënul naa ñàkk vraiment ci biir campagne bi ñu mën ko def ci calme ak sérénité. dëgg la dégg naa ay jàppante yi nga xam ne am na fi mais loolu dam koy ñaawlu trop dam koy ñaawlu ñaari yoon dam koy ñaawlu parce que ñi nga xam ne ñooy bokk jongante ci politique bi yépp fii ci commune bi fii nañu dëkk ñu ci bëri ñoo màggandoo xamante nañu seen ay doom nekk ay xarit seen ay mbokk nekk ay xarit te yenn saa sax ñu bokk ñoom seeni biir waaw bu jongante politique amee lan moo fa jar a ñaawoo violence bi amul njëriñ parce que violence pour lan la lépp looy def da nga si war a xool lan mooy njëriñ bi ma jógee ne damay dem jëndi banaana wala pomme mais pour ma lekk la njëriñ bi mooy ma suur ma bañ a deew a xiif soo jógee di dóor nit di saaga nit mais pour lan la parce que dafa ànd ak diw ne diw boobu nit ki su fekkee dafa ne man Alain moo nekk sama biir xol sama carte moom laa koy jox mënuloo muus ak mucc ba du ko jox carte nga dóor ko nga xas ko nga saaga ko moom la koy jox donc yow finalement li ngay def pour lan la soxor rek la amul njëriñ soxor la te loolu mën na ñàkk te loolu dama si woo également nos autorités publiques nañu jóg si loolu parce que nag koo dóor mu fayu ay xam nañ fi muy commencé mais xamuñu fi muy jeexee lu nit ci xam aussi ñoom seen biir que le 24 janvier dafa am maanaam 23 bu jeexee 24 am na dund bi day continuer
képp ku fi waxoon jàmbur lu ñaaw képp ku fi gaañoon jàmbur képp ku fi xasoon jàmbur di nga ko lay ak moom après te di nga ko lay ak moom pendant l'histoire donc jarul ñuy ñaawoo nañuy def li nga xam ne moo war les hommes les leaders politiques également ñoom seen bopp ñooy war a njëkk jël seen ay responsabilités parce que am na ñi nga xam ne ñoom ñuy digal nit ci ñu def soo leen waxee ñu ne yëguñu woon ce n'est pas vrai nañu ñoom ñoo jël seen responsabilité jël ay nit teg ko seen ginnaaw ñu ànd ak ñoom nañu nekk des responsables nañu nite nañu nekk des responsables et am taxawaayu kilifa parce que lii sooxee ci réew mi mooy da ngay am sa doom di ko yar ci ay valeurs di ko yar ci ay principes sur le respect de l'autre di wax dëgg di bañ tooñ mais yow soo jógee soo la dugg ci politique rek nga ne man loolu lii politique la mun naa saaga mun naa dóor mun naa def violence loo wax ñu ne bokk na ci politique non il faut arrêter moo tax ñun ñu choisir de faire la politique autrement et la politique proprement la politique autrement mooy ngay xalaat yu sell di wax lu jub ak luy yoon mais également di jëf lu jub loolu mooy suñu politique autrement la politique proprement mooy nga def ko avec respect avec courtoisie dëggu sans violence verbale ni violence physique moo tax nag ci loolu moom laay ñaax ñépp ñu ànd ak man si moom laay ñaan aussi ñépp ñi nga xam ne bokk nañu su kujje politique fu mu nekk nii. message bi am na solo ni mu ko waxee mën nañu jogante waaye def ko ci calme ak sérénité daf ci am solo alors fi ñuy jeexalee rek monsieur le maire mooy ci sa page Facebook am na benn vidéo boo xamante ne fësal nga ko di sensibiliser sa militant yi ci anam gi nga xamante ne moom la ñu war a voter alors mën nañu wax sax du innovation waaye dafa di loo xamante ne sax bëriwul lu ñu koy gis quand même ci leader yi mais nga def ko ngir gën a mën a sensibiliser sa militant yi wan leen anam gi nga xamante ne noonu la ñuy voté. waaw parce que loolu dafa am solo vidéo bi sax du man maa ko créé dama ko trouver dans les réseaux partagé ko mais dama gis ne dafa am solo parce que tamit élection yi dafa wuteeg élection yeneen yi élection yi kii nga xam ne moom moo nekk ci boppu liste bi déjà bu liste boobu gagné moom mooy falu directement nekk maire beneen bi ñaari élection la da ngay voter pour la ville et da ngay voter pour la commune et foofu tamit damay wax nit ci rek pour ñu bañ leen juumloo élection commune bokkul dara ak élection ville personne n'est obligé d'être candidat dans la commune pour être candidat à la ville bokkul am na ay listes yi nga xam ne sax amuñu liste commune liste ville rek nañu am na ay listes yi nga xam ne comme suñu bos liste commune rek la amul liste ville donc noonu nit ci yeewu si loolu bu ñu leen waxee ne non il faut ma nekk fii pour mën a nekk fële loolu du dëgg amul benn rapport si ñaar yooyu et comme ñaari élection la aussi il faut ñuy wax nit ci parce que luy annuler vote dafa yomb soo ñëwee jël sa bulletin def ko si benn enveloppe nga dugal ko si urne par exemple commune alors que ville la waroon dem loolu day annuler vote bi donc dafa am solo ñu wax ni ci naka nañuy voter daanaka bu ñu duggee si biir bureau de vote bi rek président bureau de vote bi dina wax ak ñoom leeral leen li ñu war a def la mais dañuy bamtuwaat ne soo duggee su fekkee ne da nga bëgg a voter ville ak voter commune da ngay jiite dem voter ville ba pare soo voter ville ba pare ba dugal sa enveloppe si urne ville bi si ngay dellu si waat jël ay bulletins pour nga dem voter si commune bi et balaa ngay dugal capp sa loxo si encre bi dafay fekk nga pare ñaari vote yépp nga soog a capp sa loxo si biir encre bi nga xam ne pare nga beneen bi aussi mooy personne n'est obligé voter et à la ville et à la commune mun nga ne par exemple man de ville xaw ma kan laay voteel aw ma fa candidat du ma voter ville bu la neexee bu boobaa aussi da ngay dem rek nga jël sa ay bulletins yi nga xam ne moo nekk ci bulletin commune bi nga boole ci bulletin bi nga xam ne kii nga bëgg a votel soo demee nga jël sa bulletin kii nga bëgg a votel
dugal ko ci enveloppe te enveloppe doo ko coller li ci des nga jël nga dugal ko ci mbalit bi parce que doo dugg ci salle bi ak benn document doo génn ci salle bi ak benn document loolu dafa am solo ci li nga xam ne moom nañ doon woote di ko ñaax di ko wax nit ñi nga xam ne ñoo war a dem ñoo dem voter ñi nga xam ne nag dañu am gàllankoor mag yi nga xam ne seen bët daa sëgg wala ñu amuñu wala ñu feebar kenn mën na leen nit mën na leen dimbali accompagner leen jàppale na bu ñu demee ba foofu kooku dimbali leen ñu mu tànnal ko bulletin yi pour mën a dem voter ji leneen aussi mooy su fekkee bulletin yi ëpp na 5 bu la neexee nga tànn 5 rek waaw parce que fii par exemple dans notre commune 10 candidats la mais kii ñëw di voter bu ko neexee jël 5 bulletins parmi les 10 te boole si bulletin kii nga xam ne moom la bëgg a voter loolu pour bañ a yàggal vote bi la et bañ a diisal nit ki loolu moo taxoon nag ñu def vidéo boobu pour ñaax nit yi wax leen li nga xam ne moom nañu war a def une fois dans le bureau de vote. voilà leeral yi am na solo da ciy baax nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi war a dem voter ñu leeral leen anam gi nga xamante ne moom la ñuy demee ci bureau de vote yi da ci am solo alors monsieur le maire rendez-vous le 23 janvier. incha allahu rabi nañu àgg si jàmm le 23 janvier yàggul di woo nit yi ñoom ñëpp ñu jóg dem voter ji parce que vote c'est un devoir civique mun naa sax obligation la. na ngeen voté ji soo leen demee nag di voté vraiment na ngeen ñu voteel ñun Mermoz nu mu tuddati Alliance pour des valeurs éthiques et citoyennes ñu ne woo nag ngeen dem ngeen voté si jàmm ak salaam bu leen tooñ kenn bu leen faale ku leen tooñ teel leen xëy ngeen dem voté ji delluwaat seen kër toog bu leen toog di traîner si biir centre de vote parce que amul njëriñ waaw donc loolu daal ñu ngi leen si ñaax di leen si woo yéen ñëpp di sàkku seen ñaan sàkku seen dimbal mais également sàkku seen vote. amoon mbégte bu baax dalal fii Demba Makalu di candidat indépendant waaye tamit jiite coalition avec liggéeykat yi Mermoz Sacré-Cœur sa kanam alors mbokk yi waxtaan bi mu ngi noonu gis ngeen ñëwoon nañ ci lu soxal wàllum élection yi waaye tamit programme bi nga xamante ne également moom la fësal moom la proposé waa askan wi yeewoo ci commune bu Mermoz Sacré-Cœur di remercier équipe bi mu àndal yëpp Daouda mi nekkoon ci caméra bi waaye tamit grand Alain Prince jaajëfal leen également mbokk internet yu Sicap TV di leen jox dig daje beneen yoon incha allah jaa ngeen jëf